asalaamaaleykum mbokk yi Seydina Seck moo am mbégte ak bànneex ñëwaat ak yéen seen émission ëttu xam-xam fii ci senegalactu.com tey na ñu am mbégte ak bànneex di dalal kii di imam Mouhamadou Ndiaye nekk ko xamante ne moom la ñu àndal depuis ba koor gi tàmbalee ba tey ñu fas yéene waxtaan ak moom tey wàllum koor nag moo waxtaan bi dina yaatu imam dañu lay bàyyi nga nuyu askan wi ñu dugg ci waxtaan bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Seydina Seck ñu ngi lay nuyu di la ziar te du nuyu mbokki auditeurs yëpp di leen baalu ak te di leen baal yàlla nañu yàlla boole jéggal ñun ñëpp. amiin yàlla nañu yàlla jéggal ñëpp imaam laaj bu njëkk bi tey imaam bu ñu doon tënkal weeru koor mooy lan moo tax nit kiy woor. aouzu billahi samil alim min ashaytan rajim bismillahi arrahmani arrahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli إني آمنت بربكم فاسمعون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Seydina pour tontu sa laaj bu njëkk lan mooy weeru koor bu ñu ko mënoon tënk ci baat yu gàtt dañu naan mooy bu fekkente ni jullit bi am na yéene mu di niya mu tàmbali ci waxtu fajar ba waxtu timis mu bañ a lekk bañ a naan bañ a jote ak soxnaam te def ko te yàlla rek tax ci gàttal ci sharia loolu mooy woor. imam koor lan moo tax suñu borom sant ko jàmm bi. alhamdulilah laaj nga laaj bu am solo yàlla mi ngi ñuy wax ci alquran kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun te ba mu koy wax jullit yi ñi gëm moo taxoon muy wax ndax dafa tàmbalee aay bi yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla kutiba alaykum siyam digle nañu woor ci yéen kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun nañu ko farataale woon xeet yeleen jiitu woon ngir ñeen jële ci ragal yàlla kon ci gàttal woor bu ñu ko defee ba génn ci weeru koor wi résultat biñ ci war a jëlee mooy suñu ragal yàlla dafa war a dolleeku loolu la alxuraan wax. loolu la alxuraan wax mbokk yi ba tey ñu ngi fii seen émission ëttu xam-xam imaam yan gëneel ñoo nekk ci weerum koor. allahu akbar ngëneel yi nekk ci weeru koor. bari na lool xam naa dañu ciy tënk quelques points. bi ci jiitu mooy weeru koor. weeru yërmande la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñu xamal ni nga xamee ne bu weeru koor ñëwee yàlla suñu borom digle ko bu ko nit ki defee man saama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi yërmande gi bari na ba nga xam ni képp koo xam ni woor na weeru koor ànd ceeg ngëm ànd ceeg espoir nee na bu ci génnee suñu boroom dana ko jéggal bàkkaaram ya weesu woon lépp loolu dara taxu ko ndax jullit bi li muy dund ci at mi ci ay njuumte ci ay manqué yàlla may ko occasion may ko opportunité ni ko weer a ngi nii boo ko wooree ba mu mat sëkk ànd ceeg ngëm ànd ceeg dunde yaakaar na la leer ni bu weer bi passé sa bàkkaar ya passé woon yépp danaa la ko jéggal ci ngëneelu weeru koor weer la woo xam ni ci la suñu borom wàcce alquran amul dara lu ko gën a màgg yàlla nee na chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinaati min alhuda walfurqan weeru koor mooy weer bi nga xam ni si la suñu borom wàcce alquran ñëw di différencier dëgg ak lu dul dëgg kon bu ñu gisee alquran ni mu màggee ak ni mu toll ci dundu jullit bi dundu doomu aadama yàlla tànn weeru koor mu di shahru ramadan mu di weer wi nga xam ni moom la tudd ci biir alquran weer yu bari na muharram safar rabiul awal rabiul thani waaye bu ñu xoolee alquran ba mu mat weer wi nga xam ni màgg na màgg goo xam ni suñu borom daf ko tudd ci biir alquran mooy shahru ramadan mu ni weeru koor shahru mooy weer ci arab ramadan mooy turu weer wi ñu nekk mu ni shahru ramadan weeru koor gii ngeen gis alladi unzila fihi alquran ci weer bi ci la man yàlla ci laa wàcce alquran bari na itam
benn yeneen ngëneel ci weeru koor ngëneel yi nga xam ni suñu borom yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ida daxala ramadan futtihat abwaabu sama wa xulliqat abwaabu jahannam wa sulsilati shayatin yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na weeru koor bu ñëwee yàlla suñu borom dafay ubbi bunti asamaan yi mu di bunti yërmande yàlla daf koy ubbi bunti aljanna ni ko yeneen riwaaye indee waaye itam dafay tëj buntu sawara jahannam ci boppam bunt yi dañ koy tëj ba nga xam ni am na boroom xam-xam ni bépp jullit bu génn àdduna ci weeru koor dafay dem directement aljanna ndax mënul dugg sawara ndax bunt yi tëj nañ ko waaye itam shayatin yu ndaw yi iblis ak ña koy liggéeyal suñu borom daf leen di jéng ci weeru koor moo tax ñu gis ci weeru koor jaamu yàlla di ci yomb da nga gis koo xam ni danaan sàggane julli waaye weeru koor bu ñëwee mu gën a góorgóorlu ci julli mooy weeru promotion koo xam ni yu bari daf ko doon sàggane waaye weeru koor bu ñëwee dafay yomb ci moom loolu moo tax ñu noonu la ñu firee yàlla dafay yeew shayatin yi ci biir weeru koor imam nga yaakaar tamit Sénégal ni ñuy jaamoo yàlla tamit xawul laa jaaxal tuuti parce que bu ñuy xool ne yaakaar ni weeru koor kase mooy weer bi ñu war a mën a jaamu suñu borom weer boobu si la jàkkay di fees xam naa sax ren moom bokk ci mais dañ daan gis ni si la jàkkay di fees ci la saraxe bi di ëpp ci la yiw bi di nit ñi di muuru te loolu lan la nekkul bokkul si ndax suñu borom la wala dañu bëgg a profité ci weeru promotion bi. waaw loolu sax bokkul ak nax suñu borom loolu dañ ciy gën a déggee rek hadis bi. dañ ciy gën a am compréhension bu gën a approfondi ci hadis bi ndax ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ida daxala ramadan futixat abwaabu sama mu ni wa xulliqat abwaabu jahannam wa sulsilati shayatin kon mu ni ki nga xam ni sax dafa sàgganoon ba du julli xam nga nit lu mu sàggan bañ a jaamu yàlla bañ a def li ko yàlla sant bu ko defee rek dafa fekk ne cheytaan yi moo ko noot te yàlla ñu yàlla musal ci cheytaan yi ndax l'homme est né bon c'est la société qui le corrompt donc bu fekkente ni shayatin yi daf ñu wër ci at mi yëpp di ñu sonal di tax yu bari duñ ko mën a def waaye bu weeru koor ñëwee rek yàlla dimbali ñu ba shayatin yooyu jéng nañ leen mun naa pour ko doon mat misaal dañ naan tëj nañ leen prison xam nga ki lay sonal farankulaayu ci yoonu siraati mustaqim di la tere def jaamu yàlla bu weer wi ñëwee ba ñu jéggal la ko kon yow maanaam teggil nañ la benn fardo loolu rek moo tax jaamu yàlla gën a yomb ci weeru koor waaye tekkiwul ni nit ñi dañoo naafeq wala dañuy profito waaye yàlla moo leen suturaal moo ñu suturaal dimbali ñu ba la ñu daan jéng jëlee na ko fi moo tax jaamu yàlla gën a yomb ci ñun ci weer wi. dama xam ni kat imam Sénégal mooy dëkk boo xam ni da ngay gis weeru koor bi waaye jot nit ñi war ko teero ak yiw waaye dañ naan dañuy tëj saison bi ñii di profito di dem soirée pour mën a mel ni que ni àdduna ay tukki ci weer buñ ne weeru koor ñëw. loolu njuumte la rek waaye yàlla nañu yàlla jubal ñun ñëpp incha allah yàlla nañu yàlla jubal. waaye imam yàlla moom weeru koor moom xiif rek la mën a teg jàmm bi jóobe moom xam sama xarit mënuñu ko nattee feneen Jawar Diop moom jóobeen yi defe naa ni ñoo la yónni ndax weeru koor objectif bi du rek xiifal doomu aadama nan la ko ndax am na ñu jàpp ni weeru koor ñàkk a lekk ñàkk a naan ñàkk sëy ak sa soxna waaye dépassé na dimension yooyu woor ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee yàlla soxlawul woor yi ki nga xam ni dafay yendoo di wax lu ñaaw di yendoo xool lu ñaaw di yendoo di déglu loo xam ni lu ñaaw la lépp loo xam ni lu ñaaw la mu di loo xam ni bàkkaar la bu fekkente ni nit ki da ngaa woor ba pare ba ngoon na sax ci loolu dañ koy gis léeg-léeg nit woor ba pare toog ci grand place mi ngi jëw doomu aadama mi ngi toog ci grand place nit romb ko mu xool ko nu mu ko warul xoole di wax lu mu warul wax di dégg lu mu warul dégg yooyu yëpp dafay wàññi suñu ay tuyaaba ci biir weeru koor yàlla rek xam mën ngaa woor ba ngoon yaakaar ni yow xiif nga mar nga ba ngoon doo ci am benn fay yàlla du la ci fay lenn ndax bàkkaar ya nga yendu ko def moo tax nit ko bu wooree na fexe ba du biiram rek kay woor du ay awram rek kay woor waaye na fexe ba bëtam mi ngi woor na fexe ba noppam mi ngi woor na fexe ba làmmiñam mi ngi woor na fexe ba xolam sax mi ngi woor ndax am na boroom xam-xam wi ni
woor àgg na ci ba sa xol sax da nga ko war a wooral maanaam yenn xalaat yi sax bul ko xalaat waxuma la nga koy xool wala di ko gis wala di ko wax bul sax xalaat lu ñaaw ndax loolu mën naa bokk ci liy wàññi sa payoor bi su yowmal xiyaam yàlla nañu yàlla defal ñi nga ci ñu bokk ci ñi am ci payoor yi gën ca payoor yi incha allah. waaw loolu moom loolu day woon encore une fois importance bu weeru koor am ci l'islam tey waajur bu sàggan ba seen doom mënul woor lan moo mën a dal ci kawam. kooku dañuy digal waajur yi ñu jàngal doom yi ñu teel a xam nu ñuy woore nu ñu koy defee mooy xale bu tàmbalee xëy na am juróom-ñaari at juróom-ñetti at balaa muy am fukki at mu nekk loo xam ni da nga ko ci entraîner petit à petit kenn waxul ko am juróom-ñaari at nga ni ko wooral fajar ba timis xëy na du am kàttanam du ko mën wante itam nañu fexe ba nga xam ne xale yi dañ leen jéem a entraîner parce que koor itam charte yi nga xam ni mooy tegu ci doomu aadama ba mu war ko kooku mu doon muskàllaf ci la bokk maanaam charte bu njëkk bi dangaa war a doon jullit képp ku dul jullit bu wooree yàlla du ko nangul faaw nga doon jullit waaw boo doonee jullit benn la ñaareel bi da ngaa war a doon muskàllaf mooy nga doon majeur xëy na 12 ans wala 13 ans wala lu ko ëpp waaw beneen bi muy ko ànd ak xelam da nga ànd ak xel bañ a dof beneen bi mooy koo xam ni tukkiwuloo wala feebaruloo bu fekkee da ngaa tukki wala nga feebar kooku itam woor wàcc na la itam nga ànd ak niya bi nga am yéene bi lu jiitu fajar ni damaa bëgg a woor te yàlla rek tax donc charte yooyu bu dajewul ci yow rek yow woor wàcc na la ba jëmmi jamono waaye xale comme nekkagul muskàllaf li ñu war a def rek mooy jàngal ko bu fekkee bés bi la sax bés bi nekk 10 heures la ñu war a woor fajar ba timis 10 heures de temps la nga fexe ba sa doom à 7 ans 8 ans nga di ko wooral 2 heures de temps wooral 3 heures wooral 4 heures de temps buy tàmm loolu comme ñun nañ ñu ko defe woon ba ñu dégg ko ne bu tàmmee loolu bu màggee koor du doon dara ci moom comme ñun njaayeen ñi moom mën nañoo woor fanaane ko ay weer duñ sax yëngal moom ñun njaayeen ñi boo déggee sama baat bi xam ni ñun koor du dara ci ñun yaa ngi gaar wala ko Madou moo tax ñu ne Gaynde Njaay waaw moo tax ñu ne Gaynde Njaay macha allah mbokk yi ko koy imam Mouhamadou Ndiaye moom la ñuy dalal fii si ëttu xam-xam imam jigéen war a di fay koor man lu ma jaaxal mooy imam importance bi nga xamante ne moom fa la yàlla teg julli ci weer ci ponk l'islam yi tey bu ñu xool julli sax moom lañ gën a fonk ko weeru koor tey julli moom doo ko fay waaye weeru koor moom yàlla da koy fayloo suñu soxna yi lu waral loolu. waaw xam nga julli dafa nekk loo xam ni dafa war doomu aadama ba dañu wax ni bu fekkoonte ni sax dafa nekk ci lalu sukuraat. jigéen ñi faral di dog seen koor laay wax yi gis mbaax maanaam tey ji ko bés yoo fay woorul di nga ko fay. mais julli gi moom doo ko fay. ma ngoog maa ngi ñëw ci loolu. xam nga julli maanaam importance bi mu am ci l'islam ba tax na boo nekkoon ci lalu sukuraat sax. boo mënoon di xef di xippi sax ñu ni la na nga jullee sa xel bu boobaa. jigéen suñu borom dogal ci ñoom ñuy gis mbaax weer wu nekk. am na ci ñoo xam ne juróomi fan ba juróom-ñaari fan. duñu ko julli. xam nga juróomi fan ba juróom-ñaari fan wala lu ko ëpp sax léeg-léeg am na ñuy dem ba 10 jours. xam nga 10 jours yooyu bu fekkoonte ni bis bu yàlla sàkk muy juróomi julli. ci juróomi julli ci bés bi. juróomi julli ci bés bi bu fekkoonte ni 10 jours nga toog julliwuloo. kon boo paree da nga war a fay 50 prières nga war a fayaat. te yàlla suñu borom ci xereñam. ak bëri yërmande xereñam xam nañ weeru koor lenn loo xam ne benn yoon lay ñëw ci at mi. bu fekkoon weeru koor da nga koy def bés bu nekk. kon bu boobaa xëy na suñu borom du leen ko fayloo waaye loo xam ne benn yoon la ci at mi. te xëy na juróomi fan yooyu nga ci manqué woon bu weer wa weesoo. mun leen na nga ko fay ndax bu boobaa dafay dugg ci aay bi rek nga xam ni shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinaati min alhuda walfurqan faman shahida minkum alshahra falyasum wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar ndax loolu gis mbaax
dafa mel ni ku feebar. te yàlla dafa wax ni weeru koor bu ñëwee ku ko fekkee ku ne na ko woor waaye bu fekkee da ngaa feebar. wala nga tukki. mu ni na nga ko woor bu weeru passé na nga fay donc loolu. ci maanaam déggin boobu lañ ci am. moo tax suñu borom di leen fayloo weeru koor te du leen fayloo julli nga xam dafay bari bu boobaa. dëgg la parce que kay laaj bi boo gisee sax ma laaj la ko imam dama ci profité ci sa xam-xam parce que tamit dama ko mosoon waxtaan ak benn borom xam-xam mu ne ma suñu maam Awa ba mu ko gisee ñu ne ko jullikat teggi nañ la ko. weeru koor jot tamit mu ne kon xaaral ma bàyyi noonu comme sagam yàlla dafa fonk julli te jéggal na ma julli kon weeru koor dina ma ko baal mu ne ko déet di nga ko fay nag gannaaw da nga ko def te amoo ci ndigal moom di nga ko fay. waaw loolu nag de mosuma koo dégg waaye allahu aalam yàlla rek moo xam loolu nag mosuma koo dégg sama xam-xam àggu fa. dëgg la voilà mbokk yi ba tey mbokk yéen a ngi si ëttu xam-xam ba tey ñu ngi si weeru koor imam yow mi xiyaam tey jii wax naa ko laaj naa ko sànq mais yaakaar naa ni tontu gauche yi responsabilité parent bi nga xam ne tey jii parce que nee nañ ëllëg moom mooy fay les pots cassés. waaw laaj bu am solo la xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na nañu ne yawmal qiyaam nee na way jur dina ñëw suñu boroom àtte ko ba noppi ba war koo dugal aljanna nee na ay doomam ñëw daal di mooy laxasu ci tànk yi ni ko kii moom du dem mukk di ñu bàyyi ndax jàngaluñu woon julli jàngaluñu woon woor ci gàttal jàngaluñu jaamu yàlla kon ñun lépp lu ñu defoon ci lu bon wala lu ñu ñàkkoon def ci lu baax moom mi moo ko waral boobu boobaa ñu jël ay jëfam yu baax jox ko ay doomam moom ñu jël ko tàbbal ko sawara yàlla nañu ci yàlla musal ndax way jur wu ne suñu yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mu ni kenn ku ne ci yéen ab sàmm nga te yawmal xiyaam danañ la laaj sa gétt maanaam sàmm baay ji sàmm la ndey ji sàmm la waaw yow njaboot gi nga xam ni moom la yàlla wërsëgale yaa leen war a sàmm teg leen ci yoonu njub am na solo boo leen ci tegul yawmal qiyaam suñu borom dana leen ci duma moo tax alxuraan di wax ni yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi nga xam ni gëm ngeen yàlla na ngeen fegal seen bopp sawara waaye na ngeen ko fegal seen njaboot itam loolu mooy tontu ci sa laaj. voilà am na solo moo tax maa ngi def extra laaj ko comme ça parents yi tamit mën see gën a bàyyi xel mën a gën di ñaax tamit seen doom yi xam ni ëllëg gune mën na yóbbu waajuram safara parce que teguñ ko woon ci yoonu siraatal mustaqiima ba mu fa tolloo. ci lu wér donc loolu moo taxit ñuy laaj yi tamit muy faral di ñëw ngir yéen parents yi ñuy déglu ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax ëttu xam-xam la ñuy wax imam weeru koor la ñuy des ba tey. sànq wax nañ ko def ànd ak jaamu yàlla imaam jaamu yàlla ànd nag ay jàkka ak jumaa yu ñuy tëj. jaamu yàlla dëgg la alhamdulilah mën nañ ko def fu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni benn ci xéewal yi ko suñu borom defal te defulu ko yeneen yonent yi ko jiital benn ci ñoom mooy daf ko defal suuf si yépp adduna bi yépp mu nekk jàkka ci moom. kon dëgg la lu leer la ci lislaam te ni jullit bi fu mu samp jëwam rek. jaamu fa suñu borom yàlla dina ko nangul te rawatina itam ñi nga xam ne ay père de famille la yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañu ci hadis bu wér mu ni bu leen jël seen kër yi ngeen def leen ay baab amel lan la jublu ci loolu mooy seen kër yi itam dee leen fay julli de temps en temps julli jàkka lu baax la julli jàkka lu ñu rafetlu la waaye itam bu ñu fàtte ni nit ki mën naa jullee ci këram mën naa jullee ci mbedd mi mën naa jullee fa muy liggéey fu ne mën na faa jullee fu ne mën na faa jaamu yàlla waaye nag di ko def ci jàkk dafa gënati moo tax ñuy delluwaat rek lii di naqarluwaat situation bi nga xam ni ñi ngi koy dund situation bi nga xam ni ñi ngi koy dund ci àdduna bi tey di ko dund Sénégal bi nga xam ni mooy suñum réew ndax ni ko wolof waxee picc ma nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf lu ñu sori suñu xol ak suñu xel du jug ci Sénégal mukk te fi ma lay wax nii man état bi ma nekk muy Indiana fii ci Amérique di dëkkub yéeféer suñu gouverneur génne na décret ni àjjuma bii di ñëw vendredi le 8 mai te li may wax lu leer la vendredi le 8 mai bépp jaamukaayu yàlla mu di église mu di jàkka
mu di temple lépp lu mën a doon gouverneur joxe ne autorisation 100% nañ leen ubbi dellu ci jàkk yi dellu ci église jaamu yàlla nu mu ñu neexee à partir du 8 mai waaw. ah loolu am na solo loolu am na solo mais comme ni ñu wax tamit imam danger feebar bi tamit moo ko waral est-ce que situation bi tamit mënuñoo comprendre lu ñu mel parce que tamit dafa mel ni jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam lu mel ni amoon na fa mais tamit dafa teñoo nit ñi mën nañoo toog seen kër ñu jullee fa. jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ni feebar am na taaxuwun mosu ñoo tëj jàkka loolu moom amul borom xam-xam bu la ko mën a wax. xam nga fan yi yëpp boo déggee ñuy wax dañu naan waaw am na bés boo xam ne doon taw mu ni noddkat bi waxal sallu fii buyutikum julli leen ci seen biir kër loolu benn occasion la woon comme ni ma ko waxee woon ci benn waxtu benn julli muy taw bu metti boo xam ni boo ci génnoon mën na laa faagaagal mu ni ngeen julli seen kër waaye bu doon luy continuer la bañ a taxaw danaan leen ñëw leen julli ci jàkka yi waaye ba nga xamee ni feebar am na moom mu teewe ko alayhi salaatu wasalaam musul tëj jàkka loolu moom amul benn borom xam-xam ci kaw suuf bu mën a ñëw indil la preuve que ni bi feebar sàngam amee yonent bi dañuy tëj leen jàkka yépp ci àdduna loolu musul am kenn mënu ko indi xadis boobu loolu moom musul am loolu musul am na solo ba tey xam naa ci ponk mujj bi la ñuy ñëw ci ba tey ci weeru koor weeru koor imam mu nekk loo xam ne aussi dafa am solo ñu teg ko aussi si ponk boo xamante bu bokk si juróomi ponk yi nga xamante ne ñoom ñoo téye l'islam muy les 5 piliers de l'islam weeru koor te jullit bu ko deful lan moo la mën a fekk ci loolu. jullit bu ko deful fekk mu lànk ni man duma woor parce que bëgguma woor wala parce que woor bokkul ci l'islam kooku bu boobaa boroom xam-xam neen dafay génn ci l'islam. waaw bu fekkee da ngaa bañ a woor yow maanaam dara amuloo feebar. amuloo ngant dara terewu la woor waaye da ngaa lànk rek ci sa coobare bopp. bu boobaa li ëpp ci borom xam-xam ni kooku dañ koy génn ci l'islam yàlla rek moo. xam nag yàlla rek a xam. kan moo koy génn ci l'islam boobaa. bu boobaa bu fekkoon dañoo nekkoon ci réew moo xam ni. sharia moo ko tënk. moo koy doxal bu boobaa qaadi nguur ga ñoo naan kii bokkatu ci l'islam dañ koy atte dañ koy woo atte ko ba mu bañ ni du woor ñu door koo génne ci l'islam ñu ni kii bokkatu ci l'islam waaye du c'est pas une question boo xam ni affaire individualité la yow nga gis ni rek ne ko bokkatu ci l'islam loolu islam daf koy tere bu kenn génne nit ci l'islam kooku islam daf koy tere moom ay sarax yoo xam dañ koy faral di génne ñu ne diw bu mënulee woor mun naa génne nangamu sarax mu remplacer weeru koor gu mu woorul lépp loolu mën nga ci ñëw lan la yooyu yan sarax la waaw kooku mooy fidiya xam nga fidiya buñ ko waxee nit ki bu fekkente ni dafa am feebar ni nit ki dina mage lool 80 ans 90 ans ba mënatu la woor nit ki dina xëy na da doon nàmpal wala dafa ëmboon jigéen mënul woon woor wala nga feebaroon feebar boo xam ni yow feebar bi dafay nekk du feebar boo xam ni bu weer ko waree ngay weeraat mën a fay say koor waaye feebar bu continuer la maanaam nga am cancer mu continuer nga am benn diabète bu garaaw mu continuer pour le reste de ta vie kooku bu boobaa dañ naan woor teggeeku na ko waaye bés bu mu woorul dafay fay fidiya bés bu mu woorul maanaam niñ koy fay mooy yow bés boobu war ngaa dundal benn miskin lu ko doy ci dund laaj boobu dikkal nañu fan yële ndax nit ki lu ko doy ci dund ci journée bu ne tey kii miskin la loxoom jotul gannaawam nga ni tey di bisu dimanche kii ñaata laa ko mën a jox pour mu dunde ko maanaam bu doon Amérique la dañ koo tënk ni xëy na boo ko joxoon lu ma $10 war na koo mën na cee am benn repas boo xam dina ko téye ci bés bi yëpp bu doon Sénégal la am na boroom xam-xam yu ni xëy na boo ko joxoon lu tolloog 500 francs mën na koo dundal boo ko mënul jox en pièces xëy na mën nga ko jox kilo ceeb bu ànd ak ndawal bu ànd ak ay légumes ak yooyu nga di ko lii mooy sa dund bés sàngam boo ko defee bés bu nekk rek loolu moom mooy wuutu yow bés bi nga xam ni wooruloo ko loolu la ci boroom xam-xam yi tànk mais loolu dafay tolloog même tiyaaba la ci nit ki di am ak ku woor dafay tolloo même tuyaaba ak ki nga xam ni woor na bu fekkente ni yow mënuloo ko ndax yàlla alxuraan dafa wax laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yàlla du la teg mukk loo attanul
bu fekkente ni dem nga ci docteur mu defal diagnostic wax la ni yow sa wér-gu-yaram mayu la ngay woor bu boobaa boo defee boo fayee fidya daf koy remplacer exactement payoor gi benn lay doon. am na solo loolu moom yaakaar naa ni moom baax na aussi nit ñi di ko xam ni aussi yàlla lu mu wàccee rek daw am na si yërmande tamit boo xamante ne moom la si toftal donc loolu waxuñu nag jóobee ak ñoom gis nga ci alquran boo ko seetee yàlla bi mu tuddee weeru koor ba pare la mu ko tëjee mooy yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla daf leen a bëgg a yombalal mbir mi waaye bëggu leen koo jafeel loolu la teg ci aaya ba aaya bi indi koor bi yàlla waxee weeru koor faratal nañ ci yéen koor weeru koor bu ngeen feebaree wala ngeen tukki na ngeen ko fay après weeru koor gi ci la teg ni yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla dafa bëgg yombalal leen waaye bëggu leen a jafeel leen tabarakallah tabarakallah imam tey bu ñëwee ci wàllum société sénégalaise tey ñu gis ni weeru koor bu jotee dañuy gis ay théâtre yu bari di daw ñu tout le temps dañ ciy gisee les mêmes scénarios père de famille wala benn ponkalum jëmb di def di làqatu di woo di def ay mbir yoo xamante ne ñaaw na xale di ko gis di ci teg bët wala xale di ci roy loolu lan la ci lislaam wax wala lan la ci jàngalekat bi wax. waaw loolu fowe diine la fowe lislaam la te suñu borom tëkku na ci alquran suratul araf ma ngay tëkku ñi nga xam ne dañu doon fowe lislaam ndax bu fekkente ni dañu nekk ci weeru koor ñu waroon def ay sketch yoo xam ni ay théâtre yoo xam ni dañuy fàttali nit ñi yàlla dañuy delloo si xol wala ngëneelu weeru koor yàlla ragal loo leen yàlla waaye dañuy jël lislaam def ko mu nekk sujet boo xam dañ ci reetaan ci xaqataay nga gis ku taxaw ñu ni imaam la muy jiite julli bu ñu sëggee mu jël ndox naan daal di sujjoot daal di defaat nii laqatu ci restaurant di lekk loolu ñi ngi fooy l'islam wala jël ay saaru alquran di julli naan allahu akbar jël saaru alquran di ko foowe di ko saboté kooku dañuy ñaan rek suñu njiitu aada yi njiitu gouvernement yi njiitu diine yi ñu wax ci ngir lu mel noonu jóge ci réewu jullit Sénégal réewu jullit la réewu borom xam-xam la réewu mag ju baax ñi la bu ñu gisee ni l'islam ñi ngi koy fowee dañ ko faa war a jële kooku moom yàlla nañu yàlla dimbali ba lu mel noonu jóge fa kooku du yoon ci benn jamono rawatina nag ci weeru koor xam nga tamit imam man loolu yéen laa ci interpellé directement yéen laa ci aussi pointé du doigt mooy yéen nga xamante ne yéenay jàngal nit ñi yéenay yeete tamit di yéenay les défenseurs de l'islam le défenseur du Coran tey ji imam bu ñuy xool tey Sénégal kenn ñemewu fa foowee xasida wala taysir mais bu dee alxuraan moom kenn du wax mais bu dee xasida wala dara ñëppay jug taxaw ne lii doon fi amati muy que si sëriñ si tey mën nga laal sa sëriñ ñëpp jug taxaw dal sa kaw boo fa laalee waxu yàlla wala yonent bi moom mooy loolu lu mel ni ñooñu dafa tumuranke waaw xam nga na ma la ko waxe woon ci yoon yële passé rek mooy que ni l'islam dafa ne diine joo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu wax ni bu fekkente ni gis ngeen loo xam ni munkar la ñaawteef bu ngeen ko mënee dindi ak seen loxo na ngeen ko dindi ak seen loxo bu fekkente ni mënu leen ko na ngeen wax ko seen làmmiñ ba mu leer bu ngeen ko mënul na ngeen ko naqarlu seen xol te loolu mooy li gën a tuuti ci ngëm yàlla ñun nag ñi ngi def li ñu mën mooy wax te suñu kàddu dafa am fu mu yam xam nga itam l'islam bi dafa nekk hiérarchie boo ko xoolee ci réew mu ne rawatina Sénégal xam nga tey dañoo considéré suñu bopp ay taalibe lañu ba tey ay ndongoy daara lañu maanaam bu doon ci armée dañ naan ñun ñooy gobi yi xam nga fu capitaine yi nekk sergent yi ne fa commandant yi ne fa généraux yi ne fa ñun gobi yi suñu kàddu bu jógee itam kenn duñ déglu kooku moom dañuy ñaan yàlla ñi nga xam ne ñooy généraux yi ñi nga xam ne ñoom ñooy commandant yi ñoom ñu wax ci situation yi mel noonu ngir suñu borom jëlee ko fi incha allah mbokk yi ba tey yéen a ngi seen émission ëttu xam-xam fii ci Sénégal Actu imaam nag du ñu jeexal te waxuñu lu ëpp solo ci bu ñu ne weeru koor muy lan laylatul xadri la nuit du destin imaam dañuy ñëw ci guddi googu ak i gëneelam muy laylatul qadr dafa bokk ci ngëneeli weeru koor te kenn mënul tudd weeru koor doo tudd laylatul qadr foor na foor gi nga xam ni ba suñu borom dippe ko saar ci alquran inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri xayrun min alfi shahr xam nga guddi goo xam ni suñu borom dafa wax ni
ci la ñu wàcce alquran inna anzalnaahu hu boobu maanaam mi ngi delluwaat ci alquran wax nañ ko sànq chahru ramadan alladi unzila fihi alquran weeru koor ci boppam mooy weer wi nga xam ne wàcce nañ ci alquran waaye rawatina ci leeral pour préciser yàlla wax ni inna anzalnaahu moom ma wàcce ci weeru koor de maa ngi ko wàcce ci guddi gi ñu tuddee laylatul qadr muy guddi gi gën ci guddi yi ndax benn guddi la boo xam ni jaamu yàlla boo ci jaamu yàlla ñi ngi la koy fay payoor gu bari ndax guddi googu xayrun min alfi shahr yàlla dafa wax ni guddi gi moo gën juróom ñetti fukki at ak ñett ak ay weer yu teg waaw 83 ans ak 6 mois benn guddi moo ko gën. tax suñu borom moom mënu moom guddi googu kenn du ko xam. waaw guddi googu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na bés mu génnoon doon ci saxaaba yi fekk leen ñuy warante xoolal maanaam l'islam ni mu bañuy warante kon nañ ko moytu kii tariqe bi la bokk kii fii la bokk kii fii nañu bàyyi warante ndax bu ñu xoolee ci hadis bi yonent sallallahu alayhi wa sallam bés dafa génnoon fekk saxaaba yi di werante ci guddi gi naan kañ la kii di wax ni ba seen dënn tàng mu ni dama génnoon pour wax leen guddi gi kañ la ma fekk leen di ngeen di werante far suñu borom daal di koy génne sama xel waaye joxe na ci ay tetal yu leer mu ni guddi googu na ngeen ko seet ci fukki guddi yu mujj yi waaw dellu ci waat beneen tetal ni dafay nekk guddi boo xam ni guddi bu tool lay doon maanaam buñ koy xool 21e nuit lay doon 23e 25e ou 27e ou 29e kon ci gàttal donte am na ay saxaaba ku ci mel ni Abdullah ibn Abbas ak ñeneen ñoom dañ koo tënk préciser ku ci 27e nuit yàlla rek moo xam ñun waxuñu ni 27e nuit la waaye gis nañu Sénégal ak yeneen dëkk ñu bari dañuy farataal 27e nuit waaye li wóor te wér rek mooy laylatul qadr mi ngi ci fukki guddi yu mujj yi ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee du sama waxu yonent bi la te mi ngi ci guddi yu tool yi kon képp koy kay seet na nga góorgóorlu ci guddi yooyu nga xam ni moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam dégtal ñu mooy laylatul qadr ñu góorgóorlu ci te xam ni ku taxaw guddi kooku ndax xadis ba dafa am ñetti parti xadis bi dafa wax ni man saama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi wax ni man qaama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi teg ci ni man qaama laylata alqadr imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi te xadis bi muttafaqun alayhi borom xam-xam yépp ci bokk dégg ko nangu ko képp koo xam ni woor nga weeru koor ànd ceeg ngëm ak dunde yaakaar suñu borom na la jéggal sa bàkkaar yi weesu yëpp mu tegaat ci ni képp koo xam ni julli nga guddik weeru koor nga taxaw muy tarawih naafila yi ñuy def yàlla nañu yàlla ubbil jàkke yi ngir ñu delluwaat def naafila balaa koor gi jeex mu ni képp koo xam ni man qaama ramadan képp ku taxaw julli ay naafila ci weeru koor ba weer wi jeex yàlla na ko jéggal ay bakkaaram yëpp yi weesu woon képp koo xam ni itam moom la ñuy tëje képp koo xam ni itam taxaw na laylatul qadr taxaw na guddi gi yëpp di ko julli di ko jaamu yàlla ba guddi gi jeex yàlla dina ko jéggal bakkaaram yi weesu yëpp yàlla nañ ko yàlla defal benn point ci wàllu fiq bu ma bëggoon leeral ndax mbokku njóobeen yi dañ koy laaj lu bari mooy nit ki bu fekkente ni dafa juum ci weeru koor mu lekk wala mu naan ci bëccëg bi waaw ci wolof sax juubu lañ koy wax damaa juubu tey juubu boo maa laalu jóob rek waaw dafa jege jóob sax juubu moom dafa jege jóob daa mel ni ñuy sant jóob rek ay juubu maanaam bu fekkente ni nit ki juubu nga lekk wala nga naan na nga continuer sa koor yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla moo la leeyal yàlla moo la nàndal kooku xéewal la nañ ko jàppe xéewal maanaam imam Ahmed imam Abu Hanifa imam Shafii ñoom dañoo d'accord ni da ngay continuer sa koor te bés boobu doo ko fay waaye imam Malik nga xam ne Sénégal ñu ci ëpp moom la ñu topp ngiru imam Malik moom wax na ni da ngay continuer waaye après da nga koy fay waaye bu ñu gëstoo seen li ëpp ci borom xam-xam yi li ëpp laa wax ci borom xam-xam yi dañ ni boo njuuboo kooku xéewalu yàlla la maanaam boo doon lekk waaye nag boo doon naan ni jékki-jékki sa xel del si man damaa woor rek la nga mujjoon sax yàbbi ko waaw bul fa nekk ni man damaa woor waaye xaaral ma yeggale biteel bi déedéet bu sa
sa xel dellu see rek da ngay arrêté la nga doon def xam nga tàmm la rek xam nga tey ji boo daan liggéey boo wàccee rek boo duggee sa kër li ngay njëkk a def ubbi frigo bi naan ndox door a toog boo ko tàmmee les premiers jours weeru koor mën nga ñëw rek mu nekk habitude malheureusement waaye bu la dalee borom xam-xam yi si ëpp nee nañu da nga continuer sa koor te bu kooku yërmande yàlla bu weeru passé jarul nga koy fayeti loolu lañ bëggoon tëjee incha allah ci weeru ci surtout kii bi ñu xamante ne moom nga wax léegi nii muy inna anzalna fii laylatil xadri wa ma adraka ma laylatul xadri bu njëkk bi dañ ne laylatil xadri beneen ñu laylatul xadri différence boobu laa bëgg nga ñëw parce que ñu bari tamit dañ ciy xaw a juum lan moo tax fii ñu ne til fii ñu ne tul kooku ci problème naxwu rek la naxwu grammaire xam nga grammaire boo ko jàngee ci arab mooy naxwu dafa am moo bi nu muy placé wu rek maanaam article ba ko jiitu question d'article la article bi ko jiitu maanaam article ba ko jiitu ngay xool rek bu ak comme fii buñ ne inna anzalnahu donc fii maanaam fii boobu ndax comme fii bi nekk kasra xam nga fii nga wax fii kasra boobu ma nekk moo tax nga naan fii laylatil qadr waaw xool ko baax da nga naan inna anzalnahu nga ni fii laylatil comme nee nga fii rek maanaam kasra tey ni bi mooy ñëw waaye bu ne inna anzalnahu fii laylatil qadr wa ma adraka maa laylatul gis nga da nga ni wa ma adraka ba pare nga ni maa ba doon fatxa maa laylatul dafay nekk dambu tey ni kon kasra bi moo tax mu nekk kasra tey ni nga indiwaat fii fatxa moo tax mu nekk dambu tey ni noonu kooku ci wàllu naxwu la moo tax ñu bari dañ ciy juum waaye boo xam ne tuuti naxwu rek da nga xam ne naan inna anzalnahu fii laylatil qadr wa ma adraka maa laylatul qadr xayru min alfi shahr am na solo loolu dafay baax nit ñi di si bàyyi xel imam Ndiaye yaakaar naa suñuy waxtu jot na ana lay tàggatoo jërëjëf xanaa di kontaan ci yow di la sant di la gërëm jotaay yu mel nii war nañ ko gën di baril ci Sénégal ndax nit ñi di ci gën a jariñoo di ci jàng seen l'islam comme ni nga ko tuddee ëttu xam-xam yàlla na la ko suñu borom fay defal la ko ci sa misaanu xasanaat itam lépp luñ fa waxte mu jub mi ngi jógee suñu borom lépp luñ fa waxte muy njuumte ci ñun la jógee yàlla nañ ko yàlla jéggal yàlla nañu yàlla boole baal ñun ñëpp képp kuy jullit yàlla na la yàlla nangul sa weeru koor nangul la sa jaamu say julli nangul la say sadaqa jéggal la say bàkkaar te xaare la aljanna yi gën a kawe yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla defal amiin imam bay passé dama la bàyyi woon nga tànn thème waaye bi yoon nag maa bëgg a tànn thème parce que dafa bëgg nit ñi ma koy laaj dafa bari mosoon nañ si def waxtaan mais nit ñi bëggaat nañu ñëwaat ci waxtaan bi gën ko actualiser waat ci jamono ji fu mu toll muy le jugement dernier mujj jamono waaw incha allah kon mën nañ ko def next mën nañ ko def week-end prochain mu nekk sur le jugement dernier incha allah voilà incha allah kon auditeurs yi yéen a ko déggandoor week-end dinañ ci waxtaan ak yéen prochain waxtaan mooy bi yow mooy xiyaam le jugement dernier dina si ñëw bu yaatu ñuy gërëm imam Ndiaye di ko gërëm di ko sant bu baax a baax yéen tamit mbokk yi ñu leen di gërëm di leen sant di leen jox diggaay ba semaine prochaine incha allah fii ci sénégalactu.com seen émission ëttu xam-xam Seydina Seck ci micro bi ànd seeg imam Ndiaye jërë ngeen jëf